dès l'aube j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax maa ngi nuyu ku nekk surtout sa sant fi nga toog di la wax ni dalal ak jàmm si télé bi nga xam ne moom ngeen safoo di seetaan saa su ne Sangomar TV namoon nañ leen trop nag weekend bi passé lundi bi passé j'espère que yéen a ngi yeewu bu baax parce que jug si weekend dox sa dox nag yombul noonu voilà ñu ngi leen di wax ni dal leen ak jàmm sëñ bi waaw sister nuyu naa la bu baax a baax di nuyu ñi ma bokkal plateau yëpp ko si mel ne vraiment sister Adji ak sister Mariam di santaat yàlla bu baax a baax di sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal waaye tamit di sàkk ci ñoom ñaan di ziar bépp kilifa dina ak kilifa aada di leen ñaanal ñoom tamit waaye tamit di doxantu ba si hôpital yi di seet maladie fa tëdd di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seen njaboot comme ni ma ko waxee souvent la liberté n'a pas de prix donc képp koo xamante ne jamono ji caabi yu féete na la ginnaaw ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla génne foofu te ngay bare delluti foofu donc comme ni ma la waxee xam nga tey mardi la donc mardi dañuy ñëwee force rek loolu moom j'espère des fois xam nga am na ñoo xam ne weekend da leen di téye ba presque mercredi jeudi ñu doog a bàyyi di leen doog a bàyyi totalement xaw ma ne dama génn weekend yi quoi noonu la yow moom macha allah soxna Adji lay nuyu maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp yi ci plateau maa ngi leen nuyu yéen ñëpp salaamaaleykum chers internautes yéen tamit maa ngi leen nuyu di leen ziar comme niñ koy faralee di ko defee di leen dalal ci seen émission dès l'aube ci suba gi nii comme madame ni ñu ko waxee rek lundi daal moo xaw a doy waar moom nga boo ñu ci weekend bi rek ñëw mais lundi bi dina rek kii ba tey moom mardi bi dinañ koy gérer waaw noonu la xam nga ak seen période bi nii jug fajar bi day kii difficile nag day ñëw day xaw a metti dëgg la soxna Adji soxna Marie way suñu caatu kër gi fu doy waar nag dinañ ko yaroo nii danger la ñu lay nuyu waaw maa ngi leen di fay bu baax di nuyu ñëpp koo xamante ne si yaa ngi seetaan di nuyu am ak ki nga xamante ne si mooy soxna Adji di la wax ni comme que màdd la tey nag xam moom dañ teel a yow jéem a waaw yëngatu tuuti ñëw waaw noonu la loolu dañuy neex trop di leen ko expliquer di la wax ni yéen a ngi si seen émission dès l'aube comme ni mu tudd dès l'aube c'est pas facile na accident bi xam naa sama élément yi mujjee jël café di leen dose fii ni si loolu baax voilà dañuy daw dem seetaani léegi revue des titres ak météo ñëwal léegi si plateau yi voilà c'était la revue de presse ak suñu DJ am ak météo bi mën na xam nga ko sentir waaye maa ngi sentir seddaay bi rek ñëw ne yow bi dina métti sax génnewaat leen mbàjj yi waa fëgg bu baax voilà dañuy daw léegi actu du jour bi yéen a ngi remarqué ni est-ce que remarqué ngeen ni maanaam dañu doon tëdd di nelaw ba fàtte ni lii di Covid jeex na fi loolu lañu waxante woon ba nit ñi sax bàyyi woon nañ ko takk masque bi yëpp mais variant bi ñëw nii mu ngi bëgg a commencé jaaxal de variant Omicron bon dama leen koy définir parce que variant bi même OMS ñoom mënuñu si wax lu leer ñoom nañuy naxa dafa mel ni xamuñu ko sax bu baax d'après la définition le variant Omicron du SARS-CoV-2 aussi appelé lignée Pongo B.1.1.529 ou identifiant J7GL/48-4A est un variant du coronavirus responsable de la COVID-19, nommé d'après la lettre grecque Omicron. Le premier cas de ce variant est détecté le 9 novembre 2001 au Botswana. Ñu gis ni Sénégal enregistré nañu 3 cas. te lu grave ci variant bi mooy que son profil génétique génétique tant que le variant Delta hautement transmissible comporte 9 mutations sur la protéine Spike qui joue un rôle essentiel dans l'infection. Le variant Omicron compte 32 mutations sur cette protéine et une cinquantaine en tout. Il est donc potentiellement plus transmissible et plus dangereux parce que cette combinaison inédite de mutations. Voilà, nous commençons à trop parce que nous commençons à yóbbu fitu nit yi ndax
impact bi nga xam ne Covid 19 moom la amoon début bi muy doog a dugg si gis ngeen tëjoon nañu arrêté liggéey bi tëju route yi kenn mënatul dem seeti mbokk kenn mënatoon def jàng bi yàqu et tout ñu ñëw léegi di ñu indil variant bi ñu naan Omicron man maa ngi bëgg jommi de. waaw évidemment comme tu l'as si bien dit mu nekk loo xamante ne je peux dire que c'est regrettable dans tous les plans parce que gis nañ ne delta bi lan la fi def ak yeneen vraiment variants yi ñu ci jot a def mu nekk loo xamante ne nemmeeku na danger boo xamante ne moom moo ci gën a nekk mooy que ne day def 32 mutations et que je pense que ñeenee 2 mutations lañ doon def yeneen 3 yeneen 9 donc quand on suñu ñëwee ba benn stade boo xamante ne dañu am variant boo xamante day def 32 mutations ak aussi moo wax la benn affaire mooy que ne transmission bi c'est plus rapide aussi loolu moo tax mu nekk loo xamante ne moo gën a dangereux et puis c'est tellement et que je pense que lenn moo na ci mën a génne mooy fagaru mais dama ci tirer benn kii nii rek mooy que ne jamono fu ñu toll ni daf ñuy jàngalaat lu bëri parce que tamit daf ñuy jàngawaat ci gestion boo xamante ne ñoom ñoo ko doon gérer ak leur capacité yoo xamante ne am na benn moment moo xamante ne ils ont toutes les Sénégalais ont relâché et que amoon na benn moment boo xamante ne ça jouait mal sur nos esprits sax demoon nañu benn moment ñu oublier ko ñu nekkaat ci nii parce que tamit demoon nañu benn moment première porter vos masques dem leen ba ci benn moment tamit ñu ñëw ba ñu ne apprenons à vivre avec le Covid donc mu nekk yoo xamante ne yooyu yëpp Covid bi def na ko fi su ñu demee ba benn en un moment ñu ne variant Omicron bi dugg na fi donc ça va aussi c'est certainement des doutes vont se répercuter mais aussi pour l'instant mooy que ne ñu càmbar ko comme que OMS nangu fi waxagul ci dara ak yeneen ñun à travers notre esprit boo xamante ne peut-être am nañ ay yenn captivant yoo xamante ne ak yenn détails yoo xamante ne peut-être xam nañ ko ci parce que ñu ngi koy suivre bu baax a baax li ñu ci jot a xam daal mooy que ne moo gën a dangereux et compte na 32 mutations kon nag comme je le dis souvent que chacun prend ses responsabilités pour que ñu mën a koo xeex ñun ñëpp ñu mën koo daan ñun ñëpp incha allah. effectivement soxna Adji yaa léegi sañ amul ma. waa soxna Rème comme ni nga ko waxee rek vraiment instant bi moom y a de quoi avoir peur vraiment y a de quoi avoir peur parce que déjà Covid bi nii rek Sénégal yi dañ ci délaissé wu léegi doo doxati léegi ba gisati ko takk masque wala soo ko wàññee mën nga ko wàññiwaat mesures yi daal kenn respecté te ko en fait te pourtant le Covid est toujours là mu ngi fi ba léegi chaque jour yaa ngi dégg peut-être nag cas yi du bëri mais yaa ngi dégg ay cas di kii kon nag bu dee Covid bi ba tey lañu bàyyee tout xel kon bu fi beneen variant duggee te variant bi c'est préoccupant te c'est très grave kon nag beeboo ñu maytandiku bu baax te gën a respecter mesures barrières yi nañ leen ci delluwaat parce que yaakaar naa ne méttiwul daal takk sa masque di protéger sa bopp protéger tamit say dëkkandoo ak ñi nga nekk parce que surtout mag ñi nañ leen sóoraale parce que jeunes yi ñooy génn ñooy dem fu ne doo protéger wu yow mën ma toog sa kër demul dikkut yow soo ëndee da nga ko koy këpp dëgg la te peut-être ni ci jeunes yi ni mu mën a résister ci jeune bi du ko mën a kiyee ci mag ñi dëgg la kon nañ leen sóoraale bu baax a baax mag ñi tey protéger wu te teel cee jug ba xeex ak variant bi ba fenn fi du fa àgg parce que dans 3 mois Covid 19 am fi 2 ans mois de mars mu am fi 2 ans kon xam nga mu ngi fi bëgg a yàgg kon nag bu ñu yaakaar naa ne variant bi bu ñu xeexee ak moom bu baax du fi am yenn accès yu yenn soriwaay yoo xamante ne nii xëy na Covid 19 àggoon na fa il est temps ñu jóg te gën a protéger wu gën a jël suñuy mesures ba incha allah variant bi nañ dem ba dégg-dégg lañ ci am rek nañ ne dégg na Sénégal mais yàggu fi effectivement mooy que ñun ñëpp ñoo si war a teg suñu loxo que ni mesure barrière yi ñu gën ko fonka indiwaat ko daal takkaat masque yi raxas loxo yi déplacement bi nuyoo bi yëpp ñu arrêté ko parce que variant bi du caaxaan de soxna ma rek si du caaxaan te mu nekk loo xamante ni si tiisal na ñu bari ba pays si bari instant bi nii dafa nekk foofu di fa nekk yàgg fa te loolu mu nekk loo xamante ni si war nañ si jub parce que Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni si bu fekkee début communication bi nga def baaxul dina mën a déglooti effectivement communication bi ñu doon def ci Covid bi moo normal woon ba tax na di wax ay chiffres yoo xamante ni si boo ko gëstoo lu méngoo ak lii day mel ne day dem ne politique la donc sénégalais bu ñu defee ba xas seen jàpp seen bopp ni lii nii politique la affaire politique la gëmuñu corona bi du coup boo dikkaatee naan leen ay delta ay vacciné woo ay omicron yooyu duñ ko gëm effectivement dañuy wax duñ ko sax lijjanti ci instant bi nii dañuy wax mën nañ def communication bu nekk mais
ñi leen déglu du bari effectivement ñi vacciné wu tamit du bari donc communication bi dañu waroon xoolaat avant bu fekkoon defoon nañ ko normalement teg ko si yoon bañ si am yenn luñ si lijjanti donc jàpp naa ne bu bii dikkee dinañ si tiit bu fekkee Covid bi nag lañ tiit bu fekkee beneen lañ tiitul woon ba nit yi doon doxi seeni soxla di def yëpp comme si de rien n'était donc beneen problème lay nekk ci pour man ci dëgg la sëñ am certains même disent que c'est purement politique parce que comme Macron wax na ci bon excusez-moi des termes Papa Macron wax na si doom bi da ciy topp que ni élection yi ñuy jubli si loolu moo tax mu indi ko fii créé fi cas pour rek mën a fomm élection yi loolu sa dégg naa ko ci bon évidemment dégg nañ ko je dirais ci wéewu ba mais xam nga dafa xaw a sedd bàyyi man ma laal tuuti café quoi dafa sedd moom dafa xaw a sedd donc c'est ma force et puis je pense que comme tu l'as si bien dit et puis ça a entré de jeu sur les esprits des Sénégalais parce que Sénégal fii lu ko gën a yàgg mu ne lu ne dañ koy politiser même lu ñu warul politiser dañ koy politiser au profit de quoi au profit de ñoo xamante ne ñun ñoo leen fi teg pour ñu liggéeyal leen mais nag je pense que nit soo defee sa devoir suñ la falee pour nga liggéey soo liggéeyee ba jamono toll na fii saa doo tiitati parce que da ngay ne man samay jaan wàcc na mais su fekkee ti dutee fee su nekkee ne yaa ngi dute ci sa réew li nga fi waroon defoo ko c'est sûr et certain que am na moment boo xamante ne bu jéggi sa ré da ngay ne abo man su ma demee fii instant bi ni ça va causer mais encore une fois dañ leen di rappeler ba léegi rek quel que soit alpha instant bi ni ñu bëri forman ci ay wooyu boy que ne élection présidentielle bi la ñu bëgg a tuxal donc te quelle que soit la situation élection yi dañoo war a am parce que les élections présidentielles fale ci Amérique ci diggi Covid-19 lañ ko def les élections municipales fale ci France ci biir Covid-19 lañ ko def donc on ne peut pas créer on ne peut pas faire ici des choses yoo xamante ne dinañu empêcher que 2024 inchallah pour tenir les élections et je pense que chaque Sénégalais est-ce que Sénégalais yi dofuñ ñoom ñëpp xam nañ lan moo xew bu baax a baax parce que à un moment donné gis nañ ni temps yi boo demee ba élection bi commencé na am benn ampleur ci na commencé di ko médiatiser pourquoi temps yi les passé ñu ngi doon am tuuti mais doo ko doon dégg donc il faut que ñun ñëpp ñu gën a bàyyi si xel te ñu xam ne instant bi ni on a besoin de nouveaux types de Sénégalais yoo xamante ne ils vont avoir ce qu'on appelle la conscience mais aussi la perception des choses parce qu'on ne peut pas rester aussi depuis 1970 jusqu'à présent que nee nañ duñu changer politique bi les mêmes têtes vont revenir aussi kenn ku ne duñu dicter say loi loolu c'est impossible et que nous la jeunesse xam nañ lépp loo xamante ne xew na et que ces élections 2024 là s'il plaît à Dieu inchallah dañ koy tenir man ce que je pouvais dire par rapport à ça voilà DJ am wax na kon variant Omicron bi comme ni ñu ko waxee nañ ñi def attention mag yi daal wéruñu ñun dëgëraay bi ne suñu yaram ñu nekkul si ñoom bu ñu génn si biti di leen ko indil di leen ko dugal suñu biir kër yi voilà takk masque yi gën a respecter barrière ni ñu ko waxee sax barrière am dafa mel man mi sa yeewoogu ma seet nag voilà laal café tamit waaw xam nga café nag de excitant la mais moom nag seetlu naa moom rési bu ñu demee rési ci lay doog a naan de bàyyi ko génn avec disque rek quoi boobu bàyyi ba génn ma doog ko gérer voilà dañuy dem si deuxième partie bi di violence à l'arène nationale Siteu Papa Sow régie bu baaxee ñu dem ñu seetaan élément yi nga xam ne moom la ñu jël ñu xool daal violence bi liñ ci war a wax bëri na trop. régie bu vidéo yi disponible voilà mi ngi noonu si suuf gis ngeen lu ñuy remarqué nii mooy que groupe bu xale ñoo ko benn scooter jël li muy yore yëpp nangu ko ci ba mu daanu sax daal di daw ak moom fan yii paase ñu ngi fi defoon benn ataaya tànn indi violence yi nga xam ne xale yi léegi si ak agression yi ñu ne chômage bee ko maanaam valoriser que teg ko ba xale yi daal di def du n'importe quoi mais am li ça c'est très dangereux suñu jeunesse bi perte nañ maanaam ñàkk nañ leen daal man li ma gis li est-ce que amati na espoir. oui évidemment mu nekk loo xamante ne vraiment ce sont des images yoo xamante ne man ça me rend vraiment
plus désolant et que may dem ba ci benn moment ma ne yërëm naa sama bopp mais yërëm naa aussi suñu avenir yi dëkk fan la demee parce que tey jii nii ces jeunes là ñoom ñoo war a représenter suba ñoo xamante ne ñoom ñooy téye réew mi su demee ba lamb su amee su demee ba yeneen manifestation yoo xamante ne suñu amee lii lañ ciy nemmeeku ay ñoo xamante ne dañuy ñëw daaneel la jël li nga moom bàyyi la ay ñoo xamante ne léegi sax même périg gars yi dañ koy sàcc même ñëw ci yow sax man xaw ma léegi envie sàcc bi la ñuy am que je sais pas c'est quoi mais c'est tellement désolant ces images là day montrer ne nekkuñ ci voie de développement sax on est même pas parce que lii suñu nekkee ci voie de développement lii yëpp doo ko gis parce que ça c'est honteux yaa ngi ñuy wax c'est tellement honteux lii nii war nañ ci dépasser war nañ toll ci stade boo xamante ne liggéey la ñuy farlu xam-xam la ñuy xarlu ak kenn ku ne nga jël sa temps focus ci sa bopp ngir xam ne au moins suba boo fi jógee kenn ku ne war na fekkee ci sa live ba nga am woy boo xamante ne boo fi jógee moom du fi jógee suba boo fi jógee ak lu mu mënta doon ñu ne lii de moo ko doon def lii de Marème moo ko defoon lii de Aji moo ko defoon lii de Marème moo ko defoon je pense que loolu du tee donc loolu mooy tax nit ku immortel mais su fekkee yow jëf ci bon kese ngay def wala tu n'oses même pas faire quelque chose boo xamante ne au moins dina marquer sa société soo demee ñaari jour ñetti jour mooy tax ñu kii la donc il faut apprendre aussi à se respecter mais aussi lii yëpp lu koy waral mooy que ne bañ liggéey bi en tout cas jeunes yi teeyal boo xamante ne léegi waxatuñ di dara am xaalis te doo sonn et je pense que loolu war nañ ci jël ay matukaay yu booba surtout banlieue bi je lance un alerte boo xamante ne je parle à surtout les autorités quoi ñu gën a veiller si lii parce que ça c'est tellement désolant lii bu xasee jot ay manifestation mais boo xamante ne caaf lay jaay sax pour mu suturloo ci dootul mën a jaay borom boutique yi dootul mën a jaay donc il va falloir que ñun ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax dëgg la soxna ji ñoo ko gisandoo image yi doy na waar trop sax li xewoon dimanche ci dëkk bi mu wax dëgg fa yàlla doy na waar mais je me dis que jeunes yi dañoo am jot en fait peut-être seen am jot bu ñu am jot mooy tax yii yëpp ñu koy def parce que imagine ay jeunes nekk ci réew liggéeyuñu nanguwuñu liggéey nangu nañoo xeeb métier loolu nag moo leen yóbbale na moo tax dañuy am jot ba lu ñëw dañ ci te léegi jeunes Sénégal yi man genre je me dis que dañu jël violence def ko métier en fait parce que lu ndaw lu ñëw dinañ ci génne violence xam nga ni lii ñaaw na kuy dem dama ngeen koj ko di ko violente di ko def lu nekk nii lii ñaaw na te xëy na sax moom yoonam nekku ci woon da doon demam te pourquoi ñu koy koj comme ni ko DJ am waxee sànq perruque imagine toi perruque kooku ban plaisir la am en fait di jël perruque bu jàmm lan la koy doyee te après dañ la koy kiyal te yu ñàkk fayda après bu dee dañ koy jaay ñàkk fayda dañ koy jaay duñ ci am dara mais yaakaar dañu dem ba dañ ci am plaisir en fait di def ay di violenter nit ñi dañ ciy am plaisir moo tax ay affaire comment dirais-je lutte bi nii ak yeneen yaa nawetaan yeeg ñu jëm ci wàllu sport yooyu daal war nañoo xoolaat bu baax a baax niñ koy doxalee ci réew mi parce que comme jeunes yi dañ ciy profité agression yi ci lay gën a bari kenn personne n'est à l'abri kenn dootut bëggatee dox kii xoolal keroog dimanche ñëpp dañu defoon ay kii yoo xam ne dañ naan ñu nekk genre côté Pikine côté yi tëju leen ñu ngeen mën a tëju parce que am nga lu neexul waaw yaa ngi am sa soxla yoo war a dox da ngay obligé yow toog fomm ko kii ndax ragal ngaa génn ñu defal loo xamante ne nii naka su dul noonu la wala lii te yow gaa sa yoon nekku si dangay dem sa yoon mais comme dara wóor dangay méewoo nga fomm say soxla daal di toog te kenn xamul urgence fan lay amee ak yooyu jeunes yi daal niñ jugtee temps yi moom ñaaw na trop violence gi ñu jël ci boppam lañ war a bàyyi te jéem a dem liggéey parce que xale boo tollee sa digg doole ci nga war a mën a liggéey réaliser dara liggéey doo war a bàyyi ba mu weesu war a toog naan damay xaar état damay dépendre ci lii ak lii pour liggéey état bu ma la fi fekk ne la liggéey ne la lii fii dara jar ta xeeb en fait parce que koo fi gis ba koy ñee rek commencé na foo xamante ni lii buñ la ko waxoon ne na kii ëllëg dina doon lii doo ko gëm kon dara jërta xeet nañu jug liggéeyi comme ça yaakaar naa ne jotu sax nekk ci leneen sax duñ ko am bay lijjanti naan dara xew na bañ fay dem naan dañuy def ay violence ak yooyu yëpp loolu lépp jot bu ñu am xëy na moo leen ko may effectivement c'est vrai soxna Aji di waxee xol wax na dëgg de ndax suñu bii demee bi suñu jeunesse bi toll fii non y a de quoi avoir peur man nag ñuy tëj sa suñu buntu kër suñu buntu néeg mais sama xel bu dal tellement que vidéo de surveillance yi li nga fay gis dafa grave ndax ay xale lañ judduwuñu yow sax mën nga leen judd
ñoom bu ñu âge boobu ñu delloo de teel ko def seen bopp non on les perd vite hein on les perd vite voilà. triste loo xamante ni si rafetul ci gis-gis. c'est ça wax tubaab nag rafetul ci dégg bay rafet ci gis. ci réew boo xamante ni si danga ni jeunes yi ñoo ko war a yor. mu nekk loo xamante ni si pour man bu fekkee lamb yi à chaque fois nii lay demee donc ñu xoolaat ni ñu koy defee. ñu xoolaat ni ñu doxalee. parce que ay xale ndaw ñoo fay dem. ñooy dem di supporter ji wala ñoo fay nekk di def yenn yi. donc war nañu xoolaat bu baax a baax ni ñu doxalee ba yenn yi mën a ñàkk. man instant bi mënuma comprendre ñu ni Sénégal nekk na réew moo xam si lamb dafa am doole. dafa am solo ba pare. bu amee rek danga gis kuñ dóor. ay xaañ xeer ay agressé ay porté plainte ay dem hôpital yoo xamante ne si ci ay mbër. lii lay fay da koo jar. amul leen lu ko jar ñi lay supporté tamit di def loolu tamit rafetul. donc ñoom ñoo war a sensibiliser nit yi. ñu xoolaat bu baax ni ñuy organiser lamb bi. bu fekkee mënuñu ko bàyyi ñu xool nuñ koy defee. moo ko ñu nekk fi di violence di am ay agression yooyu noonu. instant bi nii ñu dëkk si baale bi yëpp kenn du nelaw. ñëpp ay kii instant bi nii dangay bu fekkee yow da ngaa nekk nit boo xam ne da ngay jaay même moom da ngay jaay si bopp koñ. soit da ngay jaay fonde wala ngay jaay cere. est-ce que da nga ñemee génn. loolu noonu ngay jaay di ko récupérer ku la moom nga war a suturloo pour loo joxe dépense. donc yooyu yëpp ñu war koo xoolaat. man dama naan loolu noonu yëpp. état moo si war a jóg. moo war a xool ni mu koy organiser. ba tey jii nii yooyu yëpp mu dem. lii nii mën na fi ñàkk. parce que du sax du biir lay am de. dëgg la. parce que lii nii day jur leneen. tey jii nii ñaari mbër ni ñu waroon mel après lamb duñ ko mel. dëgg la. tey jii nii génnee ñu dóor ba mu gaañu. instant bi lan moo ñu leer ne bis bu tane du dem fay. dëgg la. ay supporters dañuy dem fay. parce que supporter dafa metti. effectivement. day gis ki nga xamante ni si moom ba si koñ ñu koy def yenn yi. yow da lay jaral nga dem ba si koñu kooku dem di xeexiwaat. te loolu jaru ko parce que ay jeunes lañ. ñoom dañoo war a liggéey. ñun ñoo war a yor réew dañoo war a liggéey bàyyi am jot bu bari bi. bañ a lijjanti yenn yi. ay violence ban sens la. amul benn njariñ gisuma benn njariñ bu am. gisuma benn réew bu ñu jëmale kanam. rawatina Sénégal yow déjà pays boo xam te dañoo pauvre. léegi violence lan la koy def ngay dox say soxla ñu lay agressé. ay liñ di sànq di xëcc ay période ay nangu moto jàmm. nekk loo xamante ni si daal vraiment baaxul daal. baaxul effectivement soxna Mariam comme ni nga ko waxee même site ak Papa Sow seen vidéo lamb bi su nekkee disponible na régie ngeen may ñu ko di wane Papa Sow na lañ ko sànnee man sax mu wax lañ ko sànnee tellement que y avait tellement de sang. bu ma ko gisee ma damaa tiit lii bu demee lamb x bu ñu mujjee arrêté lamb bi c'est très très grave. am na ñu voilà mën na ko indi benn traumatisme boo xam ne kenn mën ko mat d'après fi ñu ko sànni. voilà fi ñu ko sànni tellement dafa jege. mu ngi daw mi ngi jéem a bañantu mais da ngay gis ni muy tërëfte nga xam ne nii taxaw kii bu ko teewul du taxaw. voilà ça fait mal voilà sañ am comme ni ñu gisee woon vidéo bi régime vidéo bi disponible s'il vous plaît ngeen may ñu ko vidéo Papa Sow ak Siteu bi ñu xaañee papa. waaw mu nekk loo xamante ne vraiment je pense que ñun ñëpp ñoo ko gisandoo te aussi ñun ñëpp ñoo ko nakarlu ensemble parce que je pense que doomu aadama ak lu mu mënta doon am na loo xamante ne ce qui nous diffère des animaux c'est l'esprit en fait. Effectivement. Donc doomu aadama su la yàlla te yàlla nee na moom lu mu sàkk yëpp doomu aadama la ci gën a fonk. loolu la wax mu ne wala nga karram naa bani aadama maanaam bani aadama da ko fonk. donc à quoi lu tax ñun mënuñ def loo xamante ne des fois da ngay gis ñu def ay actes yoo xamante ne Malaysia jomb nañ koo def. donc il faut que ñu revoir te je pense que tey jii nii Chine lu leen may lu ñuy may am yi te respect la quoi. donc respect moo war a nekk à la hauteur de tout. yow indi nañ la man d'après la vidéo boo xoolee teggkat bi moom moo am problème parce que. tamit organisation maanaam nu ñu organiser affaire bi tamit moo baaxul CNG parce que boo gisee Papa Sow fu mu war a lakkee maanaam fu mu war a bàkkee foofu la ñu defee côté Sumukaay Cité ñu jël tamit kii fu mu war a lakkee donc c'est un problème d'organisation d'abord parce que sinon Papa Sow fu mu nekk aleyaayam foofu la waa Cité di tiggee léegi dafa am ba benn moment léegi magam bi mooy Gora Sow war a dem Sarake ba mu yóbbee affaire bi ba pare ci la ko gars yi gis ñu ne du dem léegi nag waaye ñëwaat mu ne leen waa langue bi nee nañ mënuma faa dem quoi léegi Papa Sow mu ne ko kon alma man ma dem defal ko sama bopp après ci la dem di traversé noonu la demee mu daja kii nii jili mooy tëggkat tam Cité bi ci la kooku mu ngi koy bàyyi xel bu mu ñëwee mu naan ko lii nii doon problème bu commencé ti am léegi
kii bi la jël tam-tam bi moom la jël sànni ko mooy affaire yooyu noonu ñoom loolu tam fi mu nekk loo xamante ne am na jot na profondeur ba 5 centimètres de profondeur donc moo xamante ne mënoon na faa daal dee si saa si mënoon naa am problème mental dof donc booy def yow jàppal si sa xel mi yaa ngi def rek mais conséquences yu muy répercuté yow tu peux même pas imaginer ça donc je pense que tey jii nii ñun amateur day yem place amateur supporter parce que tey jii nii je ne peux pas comprendre lamb moo tax nga dagg tiki nga ñëw di ko yàq yow ñu indi la pour tëgg ñu moo tax ñu indi la tëggal lu ci des yëpp pareel yow amul leneen loo ci war a lijjanti néewuñ la na nga tere nit suul néewuñ la nga sang lan lañ la wax tëggal mbër bi mu pare ñibbi mu jeex loolu mooy sa liggéey foofu noonu lépp leneen loo def tooñ parce que santul la dara parce que y a ce qu'on appelle des accompagnants yoo xamante ne ñoom ñoo ñooy gunge yëpp y a un quelqu'un boo xamante ni kooku mooy téye sa mystique su demee ba lambu ji am na fu muy toll sax 2 personnes ñoo am 3 topp la léegi sax benn la donc dem na ba benn moment loolu dañ koy structuré mais à tout moment suñu matadi mais tamit kenn ku ne da bëgg a wone sa bopp c'est ça mooy tax ñu def yoo xamante ne c'est tellement et je pense que tey jii nii Papa Sow démb ñu ngi koy déglu ci benn chaîne de télévision à la place alors bu mu wootee loolu la wax lu mu njëpp wax mu ne moom mu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que mënoon na ci jël dee mënoon na ci dof mais mu ngi sant yàlla mu ngi xamal ne di depuis 19-20 heures boobu bu mu xetee stade ba 1 heure du matin la doog a ñëpp si te nee na ñaw nañ kii bi épercule bi 6 ñaw te nee na il va saisir le procureur de la République dont je suis d'accord parce que ces genres de violence là il faut les condamner parce que tamit man réew mi day dem ba benn moment nga laajte. xoolal booy li ñuy def rek xoolal booy li ñu def bërëm murid xoolal booy li ñu bëgg a def bërëm murid xoolal booy nga yaakaar Sénégal dina avancé ba kañ la Sénégal. boo gisee Papa Sow yow moo nekkee rakk Cité sax da nga koy yërëm. je pense que man démb bu ma gisee lii ma ne non lii xoolal buñ koy faj te moom benn moment premièrement buñ ko déggee xam nga rek kii su fekkutoon entraînement yi muy def sax da doon dee te benn moment dafa doon xataraay mu ne damay bëri mais dafa dem ba benn moment mënatu woon taxaw sax mu nekk loo xamante ni image ñun ñëpp ñoo koy kii mbagam ci mu xam nga ne lu ko jooyloo yombul mais démb da nga ko doon faj muy jooy parce que tamit bu leen fàttali seen combat bi duré na 3 ans presque 3 ans depuis préparé ko mu avorté premièrement Covid 19 ñu préparé waat ko Covid 19 bi avorté waat ko mu nekk loo xamante ne lii nii kenn ku ne ñëw ñu tuddee ko ministre Mame Boye Diao ñoom ñëw foofu plus de 20 000 personnes la journée a été déjà réussiroon nañ ko ba pare parce que ku seetaan xam ne dafa rafet mais toujours problème yii nii benn problème dem ba ay minutes benn combat moo des benn combat seen combat waa ji def lii nii lii je pense que dafa ñaaw et que war nañ ci condamné war nañ yeneen yoo xamante ne def ko ci ñaawteef lañ bu làmb ji jeexee yoo xamante ne lu bon moo leen fay di ñoom ñëpp war nañ leen démasqué waaw si fii suñu cosaan la fii dañ ko am donc am na yoo xamante ne si mënoon na ñàkk ay yaa war a nekk fii yaa war a nekk loolu ci dëgg bi la dañu ko def organiser ko ba mu baax ba yéene bañ a am ku nekk fa nga war a nekk nga nekk parce que mbëri nag ñoom tamit ñoom forcément ñoom dañuy en général da ngay gis ku nekk fam ne keneen dara fexe ba fekk si la fa conkaas ko loolu mais pour man loolu dara affaire la am la rek après dafay jeex donc ñu rafetal ko moo gën yii nii ñëpp di ci am ay violence c'est très dur waaw image yi moom metti na trop xam nga lii nit kese la kii bu du woon entraînement mais yaakaaru moon dina taxaw te lu garaaw mooy que violence bii nii remarqué wuñu ko c'est si biir lutte bi même élection yi même chose même nawetaan yi même chose da ngay doo dox Dakar non gis nga état bi dafa war a revoir bu baax sécurité Sénégal instant bi ñun ñëpp a nekk si en danger même bëccëg sax ragalatuñu dara xale yi ragalatuñu dara pour mooy réconfort la ci rek lu yàggul dara am na benn série bu ñuy préparé amoon nañ benn répétition fale ca Mermoz y a une dame là benn dame boo xamante ne elle s'appelle Ndeye Kébé fale la doon jóge Géejawaay di ñëw 15 heures lañ ko agressé 15 heures man chèque yi ma soqué 15 heures moom dañ koo xaar parce que 15 heures fekkee moom mu ngi ñëw na ba côté fii nii jóge na Géejawaay di jëm si fii nii moom noonu dañoo toog ba côté parce que 16 heures moo nekkoon rencontre bi ñu toog ba 17 heures gisuñ ko te moom du doon tardé ñu woo ko téléphone bi jotuñ ko parce que fekkee waa ji agressé nañ ko ba jël téléphone bi ñu toog ba benn moment ma woo ko
jot ko mu ne ma dañ ko agressé woon après muy loolu noonu ma ne ko 15 heures ñu agressé la ma ne réew mi kon war nañ ko seetaat bu baax 15 heures suñu demee ba mu nekk loo xamante ni violence dañ koy nemmeeku ci politique bi dañ koy nemmeeku ci lutte bi dañ koy nemmeeku ci les stades yoo xamante ni football lañ koy defee donc dem nañ ba benn moment boo xamante ni kenn amatul confiance di bàyyi sa doom bu demee stade sa xel du dal donc et aussi je pense que c'était un métier noble à la fois parce que lutte mooy suñu sport national voilà c'est ça donc tey industrie lutte boo xamante ni industrie sportive lutte rek lañ mën a jaay extérieur loo xamante dina jaaxal tubaab yi donc lépp lu ñu war a def ba auréolé ko de perfection ça serait mieux de nous mais lii honoré wul Sénégal honoré wul làmb voilà c'est ça honoré wul lépp et c'est dur c'est dur man violence bi man moom dama koy condamner mënu ma ko accepter ce qui est grave mooy que même Iba Mar Diop ñun ba may liggéeyee 4C da nga war a wàcc 17h ñoo xam ne lutte am na dañuy obligé téye ba 22h 23h parce que boo génnee ñu agressé la suuf day set wicc dañuy nangu sa bagage yi boo dee jigéen boo mutuelle ñu def la fa leneen luñ la fa warut a def à un moment donné ñun ñëpp a ragaloon kenn nangatul woon sax liggéey bu ñu xamee ne lutte day am tey doo lim liggéey voilà que état bi war na ci wax parce que certains Sénégalais nee nañ bu dee si wàllum politique wala benn opposant war a dem doxantu fenn dañuy génnee armée bi yëpp teg leen ci biir Sénégal mais bu nekkee li nga xam ne moo gën a di ëpp nit maanaam lutte ak football nga xam ne day fees dell dañuy génne quelques policiers quelques gendarmes bàyyi la ñu circuler noonu te loolu mënul tee xale amee nañ fit boo xam ne rawluñu benn homme de tenue voilà c'est grave di leen fàttali ni yéen a ngi seen émission Dès l'Aube voilà ñu dem daw seetaani rubrique actu foot ak suñu jàmbaar ci am tey moom du yomb quoi mooy mardi bi xam nga ñun les sportifs moom d'habitude mardi bi ak mercredi bi xam nga ñun Ligue des champions quoi la vraie fois donc mu nekk loo xamante ne man nañ ne 6e journée ci la ñuy war a ñëw instant bi nii mooy Paris Saint-Germain dina dalal kii di Bruges incha allah Leipzig incha allah moom tamit dina dalal kii di Man City waaye tamit Porto dina dalal kii di Atlético Madrid Milan aussi day dalal kii di Liverpool waaye Dortmund aussi dina dalal kii di Besiktas Ajax dina dalal Sporting Real Madrid dina dalal kii di Inter Shakhtar aussi dina dalal kii di Sheriff donc daal mën nañ ne divers matchs yooyu noonu incha allah ñoo war a am tey bu soobee yàlla waaw incha allah. d'accord dafa mel ni ay derby laa fi gis de. derby yu métti kay loolu kay waxuma la dara waaye kii Man City moom ak Leipzig match bu tàng la te aussi bu ñu fàtte ne Paris Saint-Germain ak Bruges seen aller bi 1-1 la woon mu nekkoon match bu métti donc waaw des fois da ngay for ba tuy obligé xam nga ok ma yi sax jëkkëru ak xarit jëkkër yi yeeg sa jëkkër ñëpp dañuy obligé de la forcer nga seetaan football waaw si xaw a for tuuti mais j'ai entendu dire que avant Gana Gueye y avait d'autres Sénégalais yoo xam ne ñu mës nañu porter maillot Paris Saint-Germain. exactement waaw comme ni nga ko waxee je pense que Idrissa Gana Gueye moo nekk 7e personne sénégalais bu porter maillot Paris Saint-Germain. mu nekk Boubacar Sarr. kooku porte na maillot kii di Paris Saint-Germain. Oumar Sène moom tamit porte na maillot Paris Saint-Germain. Sir François Bocandé ñootu ancien coach ndeysaan ñu ngi koy jaale bu baax a baax vraiment ak kii di Abdoulaye Sala moom tamit Abdoulaye Lah moom tamit porté na maillot kii di Paris Saint-Germain Oumar Dieng tamit porté na lii di maillot Paris Saint-Germain ak kii di Aliou Cissé actuel coach du Sénégal moom tamit de 98 en 2002 il a porté mooy 3 ans yoo xamante ne def na ko Paris Saint-Germain. Paris dafa mel ni dugg fa yow ay jàmbaar rek fa dugg ay jàmbaar rek fa dugg vraiment di def suñu fierté soxna ma parce que tey boo demee waa Paris tippoo woon nañu non tey boo demee ba gis ay ñoom Gana Gueye ñoom Neymar ñoom Messi ñoom sont les meilleurs joueurs du monde man su ma gis affaire bi daf may émerveillé te damay ne non Gana yow kañ nga may dimbale nag ma gisante ak ñii donc nekk loo xam ne mais bon certains disent ici c'est Paris mais am na ñoo xam ne duñu ay parisiens yaa am na même man maa ngi ñëwee laa de man Cristiano Ronaldo rek fu mu dem man maa ngi ñëwee laa quoi voilà man ma des Paris boobu comme yéen ñëpp daw ngeen Paris man naa des Paris rek non man daw man moom je suis Paris daal je suis pas foot mais Gana je suis obligé nekk fi sama cousin la moo tax di ko ma koy suivre des fois def ñu coup yoo xam ne ni moom mooy loolu wax nga géyee di moom mooy loolu mais dañ koy encouragé rek waaw càmbar la vraiment voilà yow soxna ma rek gis nga am de sa tuuti non
non mais dañuy teg fi écran ñu ñuy forcer football bi. non il faut ñu koy seetaan parce que am nañu gars yoo xam ne ñu ko seetaan. xam nañu tur yi nii mais duñu seetaan football. non day am parce que xam ni may gisee ni kii am na lu mais méttiwut loo bëgg loo mais xool méttiwut man dinaa ko dimbale loo bëgg xam ci fur rek laaj ma quoi. dinaa la ci jàppale quoi. en tout cas kër yi daal xëccoo télécommande yi bari na ci trop. waaw non mais boo xëccoo ñëwee force football bi day xaw a bari na métti ci trop. day xaw a métti football bi day xaw a métti. day xaw a métti su ma ko taamu nii ñu bëgg la koo forcer tamit. waaw te xam nga moom day diire 2 heures de temps. waaw sama léegi frère su bu fekkee yaakaar loolu la donc maanaam donc loolu day nekk loo xamante ne 90 minutes lay diire ak loo xamante ne additionnel time sama lay frère doon. soo bëggee ñu xuloo rek ma ne ko yow man di lan la lay apporter loo xam ne si moo ci kii mu ne ma yow na laa si ngay seetaan lan la lay apporter. soo leen la xuloo bi daal di jóg. daal di commencé. mais dafa mel ni daal bëgg nañ ko trop. non pourtant am na jigéen ñu koy suivre am na jigéen ñu koy seetaan. non sama jigéen da ko bëgg. Yii dañ ciy day appro. day commenté si football man dama koy xool. man am naa man am naa benn xarit bu jigéen Paris buñ dugalee day yuuxu kay génn yuuxu fu ne Paris ñoom xam nañ football bi de. voilà c'est ça actu foot ak suñu DJ Am ñu dem suñu 3e rubrique découverte de monde terroir kii dugg indi image yoo xam ne pour leen fàttali c'est la plus grande ville du Sénégal mu ngi située sud-est du Sénégal c'est-à-dire frontière entre Mali et la Guinée bu image vidéo yi disponible régie nga may ñu ko foofu chuddo yu fa nekk daal man il faut ma dem foofu vacances hein il faut ma dem fa su ma dem yóbbaale sama équipe bi foofu c'est trop beau c'est trop beau am na koo xam ne moom dañoo xuloo fi leen duñ topp voilà bu disponible ñu may ñu ko ñu xool ko image yu rafet daal suñu dëkk bi daal waaw mu mel ni Régis nag pareegul quoi mais daal xam naa daal lu mu mën a doon Kédougou nekk na dëkk boo xamante ne vraiment recherche mën nañ ne bari na ay recherche yoo xamante ne nekk nañ fa ci yoo xamante ne tey buñ ko exploité Sénégal dina ci bénéficier parce que gis nañ ne Kédougou boo xoolee seen environnement bi rek dangay xam ne c'est un maanaam benn secteur buy dund la ko waa surtout boo gisee ci wàllu suuf si dafa bon mais tamit zone bi nature bi lépp loo xamante ne tey ji waaw je pense que avec la complicité de la régie dañ koy seetaan ensemble xoolal li c'est très beau hein c'est tellement beau c'est très beau c'est verdoyant fii lañ fi war a dem vacances bi ëpp naa toog doo fa dem en tant que Sénégal la fa war a dem découvrir ko am na endroit yoo xam ne yu nekk si biir Sénégal bi c'est vraiment macha allah surtout mu nekk loo xamante ne mais nag comme ni ñu koy waxee léegi Sénégal yi dañoo war a xam ne dëkk bi am na loo xamante ne tey da ngay gis vacances bu jotee ñuy dem Miami yàq fa ay millions ay milliards yoo xamante ne te am nañu fii ay régions yoo xamante ne par exemple fii nii dañuy war a exploiter nii gis naa fi moom Bril 5 joué na fi vidéo mooy ci secteur bi nii et je pense que loolu la ñu soxla tey jii nii mais moom mooy gën ngay dem vacances di yàgg ay milliards yoo xamante ne bàyyi nga sa réew boo xamante ne am na foo xamante ne tey ñun ñëpp mën nañ war nañ mën a dem te aussi bu leen fàtte ne dafa am benn culture aussi boo xamante ne culture alpulaar boo xamante ne dafa dominer donc mu nekk loo xamante ne loolu yëpp dañ ko war a xam loolu yëpp dañu war a fexe dem xam suñu réew mi parce que réew soo ko xamul mënoo koo téye tey jii il va falloir nga xam que secteur yoo xamante ne mine d'or boo xamante ne nekk na foofu ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi foofu pour nga mën a xam fan ngay sukkandale pour mën a développer Kédougou tubaab yi xam ko ñoom ñu ngi fay ñëw sax di ko xool ñu fi ñëw di fi def ay vidéo di fi def ay vacances ñun ñu dëkk fi ñun ñoo ko xam bu baax ñun Sénégal dañoo tàmm liñ moom ko fonk li moom dëgg la du wóoti ji dañuy demee di génn bitim réew dem di dem ay Paris affaire genre yooyu te Sénégal fii nii zone yu bari nekk nañ fa ñëw mën a dem def ay découverte am lu bari luñ ci xam effectivement Kédougou nekk na dëkk boo xamante ne si boo ko gisee ni nga ko gisee nii rek dafa rafet oui dafa mu rafet nekk foo xam ne ñeneen ñi di fa ñëw donc ñun pourquoi pas ñun mënuñu fa dem def fa ay gëstu xool exactement yi ñu war a genre dëgg la xamante ni si ay or lépp nekk fa dëgg la donc nekk na loo xamante ni si tamit waa Sénégal war nañ ci def ay jéego yoo xamante ni si effectivement mettre ko en valeur ñeneen di jël suñu place duñu ko nangu effectivement ñoo moom ñun donc ñun ñoo ko war a exploiter suñuy nit dëgg la ñoo ko war a dem di xool lu fa nekk pour dëgg la exactement ñu nekk ni Sénégal waaw ñun ay Bahamas ak yooyu moom yóbbu lu ñu dara dañu am suñu c'est trop beau dañ ko war a exploiter bi maanaam
génnee ko wane rafetaayam. am na zone yoo xam ne ni kenn du ko nëbb yi dañ koy faral di wane. man de aw ma dara lu may def ay Dubaay ak yooyu da di bàyyi fii nii voilà. soxna ay moo daa ko Dubaay si man. c'est vrai c'est que sénégalais moo ñimee bàyyi li nga am yow. di dem wuti li keneen am. te pourtant yow li nga am moo gën sax la ngay dem wuti feneen. dëgg la bu ko ñeneen di ñëw di wut si yow nga bàyyi ko fi yow ne dangay dem lan ngay wuti Dubaay danga am lii. est-ce que du xaw a nekk complexe tout. c'est ça. dafa complexe. effectivement dafa complexe. effectivement Sénégal des fois ñu mën na ci endroit yoo xam ne danga naan noonu fii du Sénégal. effectivement dafa bëri ay endroit yu rafet. effectivement yoo xam ne en plus dafa am ay richesse yoo xamante ne lu ci mel ni Kédougou nii. Kédougou xam ne dafa bëri ay richesse. donc il est temps ñun si suñu bopp ñu exploité ko parce que suñuy génn di koy wane yooyu. ñeneen ñi duñ ko découvrir. kon il est temps ñuy génn parce que boo nee kii région bi xëy na ñu tur bi rek la ñuy gis mais au fond la ca nekk duñ ko xam. donc ñun ñooy war di wane. que ni fii lii ngi fi. su ko defee nit ñi dinañ dem di ko découvrir yi. su ko defee yow yaay demaat man xam nga ni fii ma fi demee dootuma ñam naa ko bàyyi naa ko. dëgg la bàyyi naa ko amul fenn. dëgg la kee dugg moom war nañ faa dem. voilà bu fa demee moom incha allah dinañ kontaan. vraiment c'est ça de waaw. plus ñu ne rafetee dafa vivre vraiment c'est comme belle ville. La cascade est une merveille de la nature quand même. c'est très joli. waaw soxna Mariam nekk bàyyi ma dem si or bi loolu la ñu ko indee. xam naa dans un avenir proche incha allah dinañ fa dem. incha allah def fa benn documentaire bu baax. voilà loolu moom il faut ñu fii ëpp naa bàyyi moom sans dem sax. di leen fàttali voilà c'est ça ñu leen fàttali yéen a ngi seen émission des lobes doon xool léegi nii suñu région Kédougou ñu dem suñu 4e rubrique on s'en souvient mondial 2002. dama lay bàyyi parce que yow di nga am loo ci wax. waaw lay commencé c'est vrai que. c'est vrai que vidéo bi baaxee rek ñu xool ko mondial 2002. loolu kenn mënu koo fàtte. wallaahi loolu kenn am na ñoo xam ne moom bébé lañu woon ñu ngi doon ràmm loolu c'est sûr. dañuy wax ndeysaan xam nga dañuy wax les années passent mais les souvenirs restent quoi. donc mu nekk loo xamante ne su may gis image yi. daf may fàttali ñoo xamante ne ñu am jom. ñu am ngor ñu am dignité ñoo xamante ne vraiment ils ont pris la défense du Sénégal. certes fekk na ne ñun ñëpp ñun ay xale lañu woon mais cassette yi seetaan nañ ko bu baax a baax du début à la fin. et que ça a entré de l'histoire te kenn du ko fàtte fii ci àdduna parce que booy xool 2002 moo nekkoon coupe du monde boo xamante ne ci la Sénégal mën nañ ne. ci dëkk bi lañ ko gën a découvrir ci monde bi moo xoolee ci football boobu foofu noonu te 2002 dañ doon gis suñu papa yi ak suñu yaay yi ñëpp a doon yeewu 5 heures du matin di seetaan match mu nekk loo xamante ne aussi exploit boo xamante ne booy xool fii xam nga c'était en 2002 janvier 2002 dafay tombé match Sénégal ak kii di France fekkee moom moo nekk champion du monde en 1998 moo yóbbu coupe du monde ñun c'était notre première qualification ci coupe du monde ñu dem dóor France et c'était dafa nekkoon lépp loo xamante ne ça a perturbé tout le monde sportif. daan doon ne c'est impossible. mais suñu daanaan ko ci mel mais comme ni ko waxee ñoom ñëpp mais tamit boo xoolee ambiance bu nekkoon Sénégal dafa mel ni fii mooy France parce que maa ngi seetaan vidéo yi ñu ngi fecc fii daje ay place de souvenir. gars yi ñëpp di mu nekk loo xamante ne c'était une joie parfaite et que loolu lay wax 2002. papa bu ne sañoon nga am bëggoon nga am doom football parce que vraiment ñoom marqué nañ suñu empreinte ku ci mel ni tey El Hadji Diouf Pape Bouba Diop mu dugaloon suñu bëri bi tey nekkatu fi ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk gënal ko fu mu jóge mu nekk ñoo xamante ne boo xoolee effectif bi ñu si mënoon football bëriwuñ mais jom la ñu amoon lu manqué temps yi nag temps yi léegi toll nañ ci jamono boo xamante ne ñëpp a mën football parce que gars yi dañuy def école football yeneen ak yeneen am nañ chance yi mais jom bi mooy des mais ñii boo ci dindi 3 personnes Aliou Cissé Diengouman la woon Omar Daf Diengouman la woon Ferdinand Coly Diengouman fii ñetti nga fa doon jël mu ñu mën a football mooy Fadiga Henri Camara ak kii di El Hadji Diouf amoon ñeneen ñu fa mënoon football mais ils ont si te ñu dem ba quart de finale ñoo xamante ne tey booy jël pays africain ñett nga ci mës a lim ñu mës a dem ba quart de finale coupe du monde mooy Sénégal Ghana ak Nigéria donc mu nekk loo xamante ne honneur boo xamante ne lii kenn doonul ko fàtte je pense que c'était bii bango boo xamante ne xam naa mënu maa wax yi dama leen di bàyyi yéen tamit ñu seetal quoi parce que
fàttali ko dëgg la boobu xale lay. sama xol la siy sedd parce que fierté la ci Sénégal. effectivement bu fekkee dañuy France moo nekk dëkk boo xam ne dañu ko doon waaw gis nga gis nga. ñu dikk dóor leen xam nga loolu fierté la. non loolu day tax sénégalais yi benn lii bi ñu amoon si ñoom. xaw koo diminuer. effectivement mu am lenn lu effectivement. nekk loo xamante ne si nag lu neex la. trop. ngay seetaan nii non lii boo leen ko fàttalikoon day grave. lii dama si nekk te nii. nit ñi dañ ko war di ko dugal. non dañ ko war a dugal di ko fàttaliku. parce que bii nii maa ngi koy fàttali ba mu dóoree France ginaar. su boobu jar na ñun ñëpp moom la ñu lekk. ñun ñëpp moom la ñu lekk dañoo daw ba pare taluñu woon sax lekk ak naan. dañu leen yeewu 5 bu ñu gañee dañuy daw Médina bu pare. jubilé suba ba ngoon jot dañu doyal. tellement que c'était beau yeewu 5 heures du matin ambiance yi meeleeg bàyyi ñëpp ci biir. non c'était beau lii moom. donc voilà dañ ko doon dund nag ñëpp di ko dund meeleeg bàyyi ñoom ñu doon gën a sonn sax mais dañu naan soo seen i plastique seen i basket tegu si yoon bi comme. di jubilé non réussite bi yëpp corniche bi def fees dell. air fees dañu daan dox non doo ko sax sentir. tellement da ngay kontaan ah sama aj yow kay fàttali ko. waaw lu ma ci fàttali ko wax dëgg fa yàlla mun naa sa fàttali mais jaloori 2022 autant pour moi man fu ma jëm ak 2022 est-ce que du ma yeewu tamit jaloori 2002 moom wax dëgg fa yàlla day kii la booy na suñuy nopp daal gaa nag dañ ci fàttaliku mën ko ci nettali bariwul mais daf ñuy topp ba yaakaar naa ñun ñii sax suñuy sët dañ leen di topp parce que dafa nekk loo xamante ni dafa marqué Sénégal marqué Sénégal la ndeysaan ba day gis xale yi ndeysaan joueurs yi ñoo daan doon seeni idole ci gis El Hadj Diouf lay waa Khalilou Fadiga ndeysaan Ferdinand Coly Henri Camara ñoo doon seeni idole foo leen gis seeni mayo dañuy sol ndaxte te gaa xamuñu ci dara mais macha allah xëy na contentement bu Sénégal yi kontaan noonu 2002 boobu moo ñu topp ba nee naa ñun ñi sax suñuy sët yaakaar naa ne génération 2000 géej yi amuñu seen fay daal war nañ fu ñu toll di leen delloo njukkal te tamit di leen indiwaat pour xale yi def leen référence di xoolaat ci ñoom bu baax ndax ñu amoon jom lañ jom rek lañ daan def te boo gisee tey ñoom ñoo marqué le monde du football ici au Sénégal parce que boo gisee ñoom Sadio Mané yëpp boo leen laaj dañ leen ne 2002 bi moom moo leen éveillé ñoom moo tax ñu bëgg football boo gisee tey kenn ku ne 2002 am na loo xamante ne def na ko ci yow maa ngi fàttali que suñu match ak France bu ñuy fekkee ci la suñu joueurs yu bëri lañ leen jënd c'est El Hadj Diouf foofu la doon waxee boo gis xam bu fekkee moom mu ngi Liverpool après bu ñu paree match bi moom moo newoon moo res reer bi yëpp nee leen bu leen fay dara donc mu wone de contentement ñoom ñoo gënoon kontaan ko ñun mu nekk loo xamante ne vraiment match bu neex la woon ñoom ak France waaye tamit dañoo marqué lu bëri ci réew mi ci lañ gën a commercialiser suñu réew mi Sénégal ci lañu tubaab bi saa di doon génn di wax ci Sénégal mu nekk loo xamante ne je veux dire que mënu denc suñu kii parce que dafa nekk souvenir boo xamante ne souvenir bu positif la souvenir bu neex la souvenir boo xamante ne saa yoo mere soo ko fàttalikoo rek sa kool day giif waaye tamit da ngay kontaan da ngay xam ne Sénégal am na loo xamante ne def na ko ci football te histoire boobu day des. On a battu la France. donc loolu day des. loolu nag métti leen après métti leen ñu ngi dañu def leen métti ba benn moment ñu ne dañuy laajaat amical ñu bañ affaire bi génnee reetal bu nekk vraiment. effectivement loolu moom France du ko mës a dindi foo tàpp fii ba l'an 2000 ñu koy waxatee sax sàmm soo tàppee da koy gis loolu moom suñu fierté loolu duñu taayi di si kontaan vraiment mondial 2002 man maa ngi reetaan mais dafa lu may fàttali lu bëri bon daanuñu woon toog taluñu woon dara vraiment ba tey nag suñu gaynde yi bàyyi ñu seen loxo ñu ngi góorgóorlu dañ leen di gën a ñaanal nga xam nga xale yi bu ñuy football yow sa dëkk nga njëkk a découragé si ñoom ni ngi leen di ñaanal ñi yàlla ñu gañe si ñi nga xam ne daf leen di daf ñaan day faral di dal voilà nañ leen ñaanal à chaque fois que ni saa bu ñu demee mondial wala si CAN bi rek waaw ñuy indi ndam rek ñu indul ndam sax ñuy yóbbu ñu fu kay à chaque fois ñuy wax si waxu Sénégal voilà c'était votre émission des Lobou ñu ngi si fin bi de cappaandaw émission bi cappaandaw waaw ñu tàggatoo waaw mu nekk vraiment Sophie un énorme plaisir de partager avec vous ce plateau mu nekk loo xamante ne je pense que on a pu réussir de joindre l'utile à l'agréable et je pense que
émission bu loolu mooy objectif bi parce que je pense que tey wax nañ ci point yu gën a sensible ci réew mi et que kenn ku ne joxe na avis am ci lépp loo xamante ne tey jii nii ça va rendre notre société positive et que vraiment lii rek mooy kenn ku ne comme ni ma koy waxee souvent kenn ku ne fi nga nekk ci nga mën a contribuer la pierre à l'édifice kenn ku ne fi nga nekk foofu nga mën a contribuer à leen am comme ni ñu ko waxee mu nekk contentement parce que boo gisee waxtaan nañ ci ay points yu sensibles insécurité bu am ci réew mi waxtaan nañ ci lu bëri loo xamante ne tey dem nañ aussi ba Kédougou demoon nañ foofu aussi di discuter vraiment mu nekk loo xamante ne man ci sama jëm bopp wax naa mais jël naa ci yéen ñëpp xam-xam donc loolu mooy débat boo xamante ne dafa riche quoi et puis di nuyuwaat les téléspectateurs et internautes di leen ne vraiment ñu ngi leen di jox di daje ba suba incha allah. incha allah soxna waaw soxna Mariam comme ni nga ko waxee rek agsi nañ ci cappaandaw gi doyuluñu nag doyuluñu parce que moom ne sa yoon fii la ñuy yëndoo ak yéen dëgg la di waxtaan ak yéen di échangeanteeg yooyu ak thème yu am solo yi macha allah ñoo fi toog waaye nag comme lu neex du doy moom dañ koy tënk rek waaw incha allah ak ñëwaat ak yéen ci yeneen yu gën a am solo yoo xamante ne nii di ngeen ci kontaan comme ni ngeen koy faral di defee saa yu nekk ñun dañ fee nekk rek pour di leen bëggal yéen ñu fi tax a toog kon yaakaar naa ne seen mbégte muy suñu satisfaction tant pour moi kon dañ leen di jox rendez-vous rek ba demee incha allah waaw ñu ñëwaat bii saat ko rek waaw dafa leer bu gën a tàng sax gën a tàng c'est sûr soxna Mariam si waxtaan nañ fi ay thèmes yoo xamante ne si am na solo te jàpp naa ne tamit nii di leen si bàyyi xel jariñu si pour bu ëllëgee yu si bari ñu mën ko éviter lu si mel ni violence beeg ak yeneen yoo xamante ne si rafetul si suñu réew fii nag laay yemoon yéen rek leen wax ne du réew incha allah naa teel a yem ak seen bi waaw muñ la ma ne café bi laay gën a yokk chers internautes voilà l'émission tient à sa fin ñu leen wax ni bu ñu waxee lépp loo xam ne ni jaaru yoon ngeen xam ne suñu matadi la lépp lu ñu wax loo xam ne ni jaar na yoon nga xam ne yàlla moo ci teg loxoom fii ñu lay xewee saa su nekk ak rubrique yi di actu du jour actu foot découverte de mon terroir on s'en souvient dès le moom lépp la ñuy indi si biir plateau bi incha allah dina ma bonne suite de programme sur Sangomar TV à demain incha allah bye bye